asrafil xalqi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokki jullit ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan yàlla sunu boroom daje bi yàlla na ko yàlla barkeel di ñaan yàlla sunu boroom réew mii nga xamante ni moom la ñu ne di Sénégal te sunu yonent sayyiduna muhammad sayyidul awwalina wal axirin jàngaloon nañu xubbul watani minal imaan bëgg sa dëkk ci gëm yàlla la bokk. kon nag ku bëgg sa dëkk ku ne war nga yéene sa dëkk am jàmm am dal. kon nag ci ndigalu sanga yi ñu ngi ñaan lii nu dëkkmal ci réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm, yàlla na ci yàlla sotti ndox mu sedd guy ba nu jàll ko ci jàmm ak salaam. yomb na yàlla nu ko yàlla defal. di sant yàlla bu baax ci li nga xamante ni xew na ci dëkk bi tey te lépp ñu doxe ko ci ndigal. te nag ab ndong bokk na la lay jàllale sa diggante ak sa boroom mooy nga jëfe ndigal. dama ni loo gëm-gëm yàlla, loo bëgg-bëgg yàlla, loo farlu ci jaamu yàlla ci julli, tisbaar jot sa xarte bëgg la yóbbu nga def ko juróomi rakk doo am julli. ndax ndigalu yàlla ci tisbaar mooy nga julli ñeenti rakk. kon dañuy sant sunu njaboot ñi nga xamante ni yàlla da leen nattu ñu nekk ci politique bi di ci yëngu. te sunu kilifa dafa nu daan wax ni politicien bu mu mën a doon su xamee lan mooy politique dëggi xam nee na su deewee kenn du ko ji àjjana. su jikkoom rafetee yéeneem rafet, ndax kat politique mooy fexe suqali sa gox, fexe sa askan lépp lu nu soxla ci wàllu àddina, moo xam wàllu faju walla njàng, lu mu mën a doon nga yombalal leen ko. kon nag ñu ngi leen di sant ñoom sunu njaboot yooyu nga xamante ni ku nekk amoon nga ci loo bokk, amoon nga koo àndal, waaye ba xalaat bi ñëwee ndigal jot ñoom ñépp ñu summeeku ànd ak ñun. la ca gën a am solo mooy dafa am lu nu génn lu yàggul, mooy dañu ñàkk ku sori ci ñun koo xamante ni dafa amoon taxawaay ci réew mi, doon sunu xalifa, doon sunu soppe, doon sunu yaakaar, koo xamante ni tey lislaam a ngi koy jooy, muy Alaaji Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes bi fi jóge bu yàggul. yàlla na yàlla yeesal yërmandeem. njaboot gi yépp li leen gën a itteel ci mbir mi moo ñu fexe honoré mémoire am ba nga xamante ni jàmm rek ak dal rek moom mooy li nga xamante ni la ñuy dunde mbir yi nga xamante ni la ñu dëgmal, ndax honoré mémoire bi nga xamante ni ba tey ñun ñu ngi koy jooy te noppeegun ko. nga xamante ni moom jàmm la daan dox ci fi mu bokk, waaye ñépp seede nan ni jàmm la daan dox ci tarixa yi. moo tax ñu ngi sant réew mi ci bi nga xamante ni jóge na fi mboolem tarixa yi, muy sunu maam ña jokk sunu maam Xaadimu Mustafa sëñ Muntaxa mu baax mi yónnee na fi ndaw. sunu maam Babacar Sy Mansour waxuma sax yónnee, waaye dafa ñëwal ci boppam ñëw jaale njaboot gi ak mboolem xulafaa yi ci réew mi. kon nag loolu dafa am solo ci ñun ba nga xamante ni njaboot gi yépp, kër gi yépp ne daal lii nu dëgmal nanu waxtaan ak sunu njaboot ci diggalu sanga yi, kilifa yi, ba lépp ñu def ko ci dal. kon sunu àndee di taxaw di waxtaan ba juboo ci kàddu, kon dañu leen di sant di leen gërëm, di ñaan yàlla mottali yéene yi, yàlla nu yàlla musal ci lépp loo xamante ni bokkoowul li nga xamante ni moom la nu nas. di ñaan yàlla sanga yi fi nga xamante ni ñu ngi teew di leen gërëm di leen sant, ndax ñoom it ba ndigal li jugee rek ku nekk am nga ku la yàlla boole loon, waaye dañu teg lépp ci suuf ne daal sunuy kilifa sunu bëggee lanu bëgg la ñuy ànd. kon loolu jar naa sant yàlla. sant nañ ñi fi teew, sant nañ dëkk yi, sant nañ ñi nga xamante ni ma ko waxee ñoo ne ci terrain bi di liggéey. yàlla defal leen jàmm. lii nu dëkkmal daal dun paate mi nga xamante ni
yàlla dogal na ci maandu rek lanu xoole daal di koy jël tabba ko ñaanal ko li nu yéene ci moom yàlla na ko yàlla defal ndam yàlla na ko yàlla defal sutura yàlla na yàlla defal réew mi jàmm yàlla na yàlla defal réew mi jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi gërëm sunu boroom di ko sant si nu may ñu fekke bis bii di fas yéene la nga xam ni axlu bayti gi mooy sanga yi nga xam ni si dëkk bi confié woon nañu benn travail pour ce que si lii ñu jëm ñu ànd si ñun ñëpp ak dal boole force yëpp mu doon liggéey bi nga xam ni suñuy kilifa yi ñoo nu ko santoon ñu àndoon sa waa le comité des sages le chef de village élargi au chef de quartier ñëw ba si ñi nga xam ne mooy les formations politiques ñëpp ñu booloo pour que Cambérène am benn liste consensuelle parce que élection locale la faw ñëpp ànd si loolu nag bu ñu si yàlla dimbalee ñu koy liggéey comité des sages liggéey ko di ko indil les religieux sanga yi ñu koy xool di ko sañtu man coordinateur rek laa si woon lii addu bii may wax samay mag ànd seeg suñuy rakk ñun ñëpp ñoo si bokk daje ànd seeg suñuy kilifa lii ku ko gis walla bu dul lii ñun kilifa la ñu am lu ñuy def lu ñuy wax ci kilifteef lañ koy teg mënuñu seet ci suñu tànk di def dara te du doon waxtaanu suñuy kilifa walla ñu am ci seeni aval walla ñu xam ni lii seeni bëgg-bëgg la ñu xar ci suñu tànk tubé pour réaliser loolu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndaxte man sanga yaa ngi nii ñoo moom lépp ñoo bëgg lépp man nekkoon rek ki nga xam ni dama ci doon ñoo ma ko instruire pour que lii nga xam ni mooy Cambérène fi nu jëm ñu ànd ci dem ci benn kàddu dem ci àndandoo ko ensemble parce que mooy njëriñu dëkk bi élection municipale la ñu wax muy élection locale pour defar dëkk bi defe naa ne kuy defar dëkk bi muy dëkku yonte yàlla Isa mu fondé que li ñu wax 1914 jëm 15 ay doomam nekk walla ay sëtam toog jiitu sa loolu dama ni ak sant yàlla la sanga yi nag ñoo fas yéene incha allah mooy autorité religieuse bi nga xam ni moo fi mus a dox ñu fas yéene ko taxawal ko ci biir ak ci biti ñun ay doom lan li seeni waajur yi bëggal ci la ñuy xëy suba ba ngoon lu nu bañ ñun ñaanuñu yàlla ñu seen nusa pour être bref mooy que ni ñu ngi invité ñi fi ñëw ñëpp mais nag pratiquement mooy di remercier les politiques parce que dañu bokk ci ay formation mais bi ñu gisee ni sanga yi ak dëkk bi bëgg nañ que pour cohésion sociale bi pour entente bi pour paix intérieure bi pour que ñoom ñëpp ñu dajale seen force travailler ensemble pour l'intérêt du village je veux dire de la commune ñoom ñëpp dañu bàyyi seeni position ci seen formation walla seen engagement au service des religieux et des coutumiers loolu tamit dañ leen ci féliciter ndaxte jiital nañ seen pas-pas ci diine ji jiital nañ seen ngëm-ngëm ak seen engagement ci dëkk bi doog a indi seen engagement politique loolu c'est à saluer je dis que ni loolu ci formation yëpp ñi nekk ci ñi jiitu ak ñi nekk ci opposition yi ñi d'accord ànd ci lépp pour l'intérêt du village dañ leen di gërëm di leen sant di leen wax ni lii ñu jiital muy dox ci kilifteef xam li say sang bëgg nga jiitu sa di ko def balaa sax ñu la koy sant loolu sant yàlla la leneen li mooy fi nu jëm ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk nan ci yàlla dimbali ba ka nga xam ni da nga nekk ci dëkk bi fexeel ak lu la foo man taxaw nga xam ni fi dëkk bi jëm fi sa ngay jublu war nga faa mën a jublu il n'est jamais trop tard pour mieux faire
je crois que ni war nañ jiital di bëgg-bëgg sanga yi bëgg-bëgg chefferie yi, je veux dire le chef de village élargi au chef de quartier ak le comité des sages yi nga xam ne ñoo nekkoon tampon di dox di def tout le travail administratif pour que di ko indil sanga yi di ko xool di seet nu mu gën a rafetee di ko def. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal sunu xalifa sunu sang sunu pap yàlla na ko yàlla may fanu gudd bu ànd ak xéewal bu ànd ak wér ak wérle naal ak nësër gi mu am si diine maamam ji yàlla may ko ba mu réaliser ko te ñun ñëpp ñu fekk ko si gàttal daal maa ngi jéggalu xam naa ni dama ko manewul dan ma ko wax rek mais je préférais man mettre ñoom ñu doxal parce que dama nekk rek ka nga xam ni li ma si gën a ñor rek mooy axlu bayti Seydina Limaamu Laay gi di daje di wax te loolu moo fi musa am te loolu nag dinañ ko gën a renforcer te ñoom ormaa ngi dox si seen biir ku ko xam ak ku ko xamul joxante cër bi macha allah te ñoom ils seront devant sur pour ce qui est de la gestion de la commune pendant et après kon daal ngeen baal ma ak salaam ngeen jéggal ma su fekkee ne am na ay dëng-dëng ki juum-juum nga xam ni dama ko habité wul maa ngi gërëm sanga yi ñëpp a ngi fi ne ahlu bayti Seydina Limaamu Laay Cambérène ñëpp ci ànd parce que à l'unanimité lañ ko waxtaane loolu daal di gërëm chef de village élargi bu ma nee Cambérène amul séparation Cambérène 2 Cambérène extension benn Cambérène moo fi am kon daal maa ngi wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp. bon si ndëgale sunu sëriñ yi ak sunuy chef coutumier yi chef de village bi ñoom ñoo fi wootoon fii ñu nekk benn réunion pour daan ñu xalaat nag la ñuy def pour am liste unique au niveau de Cambérène comme ni ko Moustapha waxoon bi ñu wootee nag fii pratiquement ñëpp ñu ngi fi woon chefferie les religieux la chefferie coutumière les délégués de quartier les imams et toutes les formations politiques étaient présentes bi ñu waxtaanee ni leen daal li ñu bëgg seen bëgg-bëgg mooy waa Cambérène yëpp ànd am benn liste naka benn dànk liste unique bi ñu ko defee si 8 xam nga 9 yi étaient présents 6 si joxe nañ seen accord 3 yi si des ni il faut ñu retourner seen base pour demander lan la war def bi ñuy dajewaatee kër Moustapha ñoom ñëpp à l'unanimité ñu d'accord ne ni accepté nañu pour avoir une liste unique au niveau de Cambérène à partir de là ñu ne nag puisque à l'époque il y avait 56 conseillers ñu xool naka la ñuy répartir les conseillers au niveau des différentes organisations si loolu c'était un travail ba nga xam ni dafa jafe woon mais ñu jëlee ci élection yi 2012 ba 2019 xool poids wu chaque organisation ak chaque parti politique à partir de là ñu définir benn quotient ba nga xam ni moom leen di affecté ku nekk ñun la tant de conseil nga war am à partir des grands ba ci petits ku nekk daal sédd nañ la à la suite defe naa le conseil passé à 66 ñu def benn rectificatif ban fa jógee amoon na tuuti kii xam nga politiciens yi mais quand même ñoom ñëpp accepté nañu en fait de compte li ñu leen jox quota bi ñu leen jox léegi nag ku nekk ñu laaj la liste bi ñu la jox le nombre nga envoyé na ko ku nekk sa carte d'identité ak ban position la war tenir soit sur la liste majoritaire soit sur la liste proportionnelle soit comme suppléant on a essayé vraiment gars yi def nañ un travail de fourmi à l'ordinateur ba ku nekk ñu def ko respecter également la parité homme-femme ba mu jeex c'était pas évident mais quand même góorgóorlu nañu ba am la liste majoritaire unique la liste proportionnelle unique et les suppléants bon ba ñu fa jógee on a demandé aux candidats aux divers candidats waaw ñu jox nu seen CV ak seen lettre de motivation ak seen programme suñu ko amee am na ñu répondre am na ñu andiwul bi nu paree ñu dajale loolu lépp liste yeeg candidats yi présenté wu et tout jébbal ko sëriñ si ni leen ñun suñu liggéey fii la yem gérer nañu le côté technique ak organisation bi léegi nag pour la tête de liste et certaines positions yéen a koy déterminer bi ñu si paree ñoom ñu waxataan ak seen biir demander ay kii étudier dossiers yi ensuite daal la ñuy choisir monsieur Dounpaté Mbengue
ni mooy nekk en tête de liste mooy diriger liste unique bi loolu daal à peu près si tënk si wolof laa ma doon wax foofu la sunu liggéey yemoon li si des nag ñoom ñoo ko yor voilà.